salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen bëggee bu baax a baax fas yéene wax rek ci république bi nga xam ne dafa nekk à terre muy la république du Sénégal depuis l'arrivée de Macky Sall république bi dafa nërmeelu Sénégal n'a plus d'état maanaam Sénégal amatul état fu mu nekk nii institution yëpp dañ ko fragiliser ba pare dañ ko dévaloriser décrédibiliser ko parce que en réalité Macky Sall moo xamul lan mooy jiite parce que jiite du jàng école ba dem université nekk universitaire am ay diplômes yu bëri wala jàgg ci gouvernement am fa expérience non loolu taxul kenn mën a nekk njiit gis nga njiit dafa am ay jikko yu daje ci yow yu baax jikko yu rafet yu tax nga war a mën a jiite réew benn mooy doo nekk koo xamante ni yow revanchard ngay nekk maanaam koo xam ne fayukat nga doo nekk rancunier koo xam ne yow maanaam da ngay enal nit ñi ku la okk nga ne da nga koy xuri te yow yaay président de la république doo nekk tamit nit koo xamante ni da ngay dóor doom di làq doom maanaam yow ndey ji seex nga war a nekk di tëddee njaaxaanaay te loolu nekkul ci Macky Sall gis nañ ne bi mu toggee ba léegi ñi ànd ak moom dañuy def lu leen neex du leen def dara parce que moom moo teg loxoom ci justice bi dafay manipuler la justice mu leer nañ ñi ñëpp xam ne la justice sénégalaise n'est pas indépendante sénégalais yëpp xam nañ ko xale boo laaj tey ne ko ndax justice sénégalaise bi am na indépendance def naa la déedéet xale yu am 5 ans yi sax déedéet lañ lay wax parce que xam nañ affaire bi ne dafa flagrant ñoom nëbbatootuñ sax léegi donc kilifa tamit war na nekk koo xamante ni il doit être indulgent di jéggale di jëlale yemale ñëpp mais loolu nekkul ci moom donc Macky Sall yéen a ngi toog di seetaan mais Sénégal maanaam li fa xew c'est catastrophique billahi wallahi tallahi yow imagine leen sous Macky Sall ñaata scandale ñoo am yoo xam ne tey dafa gàccal Sénégal au niveau de l'international gàcce laa la wax mais xool leen affaire Ousmane Sonko bi lii nii c'est de la haute trahison tey jii bu ñu nekkoon dans une grande démocratie tey mais Macky Sall kenn waxatu ko majorité bi ci boppam ñoo koy destituer billahi wallahi wa taala du question de man dama faral Ousmane Sonko wala dama contre Macky Sall man Sénégal la tax may wax man maanaam yow benn président de la République nekk au cœur d'un deal contre un opposant jaarale ko ci affaire yi mœurs xoolal scandale boobu nu mu réyee nga topp ñëpp ñu nekk ci gouvernement bi tey xam ne ñooñu ci lañ bokk te président bi ci boppam en réalité moo leen di gëmloo na leen kii nii dañ ko war a liquider te kooku amul dara lu mu leen def lu dul il a des ambitions présidentielles amul dara lu mu leen def lu dul day gis ay scandale yuy am mu koy dénoncer na fi 94 milliards yoo xamante ni Mamour Diallo ak ñi mu àndal dañ ko détourné sàcc ko léegi au lieu que ñu dem topp ji Mamour Diallo ñoom dañuy dem di xool nu ñu yàqee Ousmane Sonko yàq àddunaam dugal ko ci affaire yi mœurs ba léegi tey am na ay scandale yu continuer di am de muy affaire yi passeport diplomatique yi nga xam ne député yi nga xam ne dañ leen a fal ñu war a représenter peuple bi à l'Assemblée nationale di leen fay xaalis bu bëri boo xam ne liggéeyuñ sax liggéey bu ko jaar tey ba pare ñu fal leen par force parce que ci liste nationale lañ leen di falee ñu leen di fal sax en réalité ñoom du ñu xam ñan la ñuy fal ñoom liste nationale lañ leen di présenter boo xam ne président bi moom moo koy bind xool ñu ko neex tey dugal leen ci askan wi ñëw rek voter liste bi ñooñu dem assemblée nationale te xamuñ ñooñu yan façon doomi aadama lañ kenn xamul seen jaar-jaar kenn masul def ci ñoom enquête de moralité pour xam ndax ñoom ay délinquant lañ wala mas nañoo violer wala dañ doon jaay drogue wala mas nañ sàcc wala mas nañ agressé nit loolu moo tax tey conséquences yi nii di am tey te Macky Sall jéemu ci dara mais dafay dem topp ji ay nit yoo xam ne moom lañ contre moom jëmmam ay nit ñoo xamante ni defuñ benn scandale pour réew mi defuñ détournement de deniers publics trafiqué wuñ faux billets jaayuñ drogue rayuñ nit mais ñooñu tey la Macky Sall di booleeg justice bi tey ñuy topp ñooñu
di acharné aussi seen kaw di leen tëj gratuitement prison léegi ñi nga xam ne nag ñoom dañoo def lu rëy a rëy te bokk ci moom adduna bi yëpp dañ koy yëg ba nga xamante ni sax passeport diplomatique yi tey Marine Le Pen sax daf see prononcé wu tey di attaquer l'état du Sénégal Macky Sall toog fi mu toog terewul gaayam mi tey ñu ngi continuer di dem ci télévision yi au lieu que ñuy wax ci Ali Kalaj ji mais ci Ousmane Sonko la ñuy nekk suba ngoon guddeeg bëccëg di sulli affaire Adji Sarr toujours affaire Adji Sarr bi nga xamante ni ñoom ñoo ko manigancé muy Mamour Diallo ak ñi mu àndal parce que Ousmane Sonko da leen a jiiñ ne da ngeen a sàcc xaalis Sénégalais yi tey képp ku bokk ci Macky Sall rek nga xamante ni yow amoo classe amoo personnalité am na ñoo xam ne ñu ngi ci Macky Sall mais am na ñoo xam ne duñ ko def kenn du leen ci dégg ñu ci bëri tey bu ñu demee ci télé yi ci ñi may wax chaque jour dinañ jéem a sulli tey affaire Adji Sarr pour chaque jour rek ne dinañ def ci bopp Sénégalais yi ne loolu kenn waru kaa fàtte te ñoom xam nañ ne ay fen la de mais dañuy bàyyi tey li nga xamante ni moo gën a flagrant tey moo gën a nekk catastrophe tey pour Sénégal di yàq deru Sénégal di ternir l'image de la République du Sénégal ñoom duñ ci wax tey parce que ñoom ak ñooñu ñoo bokk parti mais dañuy bàyyi loolu di dem di acharné wu ci un opposant bu ñuy wax Ousmane Sonko nga xam ne sénégalais yi dañ ko bëgg rawatina jeunesse bi nga xam ne amul dara tey ñoom luñ ko mën a taqal mais dinañ fexe rek ba def ci bopp sénégalais yi ne kii nii dafa violé benn xale te xam nañ ne viol bi sax du dëgg de xale bi dem na sax moom ba nier viol bi ne ma waxu viol mais na waa ji waat ndax ñoom seq nañ dara te loolu ay détracteur Ousmane Sonko benn avocat boo xamante ni Ousmane Sonko rek lay bañ a gis daf ko bañ trop te Ousmane Sonko dafa ko dara ak ñeneen ñu bokk ci deal bi ñoom ñoo ko sant ne ko mu génn wax ba xale bi juum sax ba setal Ousmane Sonko sax ci viol bi ne moom ji ñutu ko viol ci ay propos yam nga déggaat ministre bi nga xam ne moom it ci deal bi la bokk ministre de la justice parce que Macky Sall da ko teg foofu noonu pour muy toroxal ay doomi aadama ministre de la justice ak ministre de l'intérieur Antoine Diome ak Malick Sall sax moom nekkul nit ku wér boo ko xoolee nga xam ne il ne bénéficie pas de toutes ses facultés mentales da nga koy déglu rek muy wax nga xam ne kii wérul Malick Sall boobu dem na 2STV toog lan la wax Ousmane Sonko kenn mën na ko woon a arrêté parce que dañoo gis ne dossier bi dafa vide xoolal waxu dof yooyu noonu donc ñoom dañuy jëfuur dañuy weer seen bopp toujours léegi yow nga xam ne dossier bi dafa vide nga utiliser ay juge utiliser sa procureur utiliser sa préfet utiliser sa ministre de l'intérieur utiliser waa gendarmerie ñu créer benn tension au Sénégal ba 14 personnes dee ci ay xale mais moo tax ma ne la mais ñun est-ce que amati nañ état mais nañ xoolaat suñ bopp wax dëgg yàlla Sénégal amatul état te lii war nañ ko lijjanti te dafa mel ni ak Ousmane Sonko dafa leen di topp toujours ñoom parce que chaque jour ñu ngi koy waxal ay wax yu ñaaw ay allégations juste rek pour parce que sénégalais yi bëgg nañ ko parce que mën na remplacer Macky Sall bu élection yi jaar yoon amoon tey parce que sondage bi ñun mën nañ ko defal suñu bopp sénégalais yi mën nañ defal seen bopp sondage à travers les réseaux sociaux à travers mbedd mi à travers Ousmane Sonko biñ ko bëggee jàpp xale yi génn ba jàppuñ ko parce que bu nit ñi génn toon tey ne lii du fi am kenn du ko jàpp mais ku noonu dañ koy def comme nuñ def ñeneen ñi rek jaay doole tëj ci kaso bi parce que ñoom ñoo yore état ñoo yore nguur est-ce que nit war nga yore nguur tey di utiliser doole nguur gi yow doole état bi pour régler yow sa def ay règlement de compte quoi ak koo xamante ni moom c'est un honnête citoyen te defu la dara moo tax ma ne ak Ousmane Sonko dafa leen di topp parce que xoolal chaque jour scandale sur scandale te ñoom seen bés day leer naññ seen bés dafay leer naññi flagrant nit ñi dañ koy gis nii teg ci bët te lu ñuy waxal Ousmane Sonko ak luñ koy jéem a bonal yëpp te bonut amul benn preuve bu ci am buñ mën a teg sénégalais gis ko buñ ko amoon dañ koy def mais amuñ ko mais ñoom ñi ànd ak ñoom tey ñoom li ñuy def day leer nañ xoolal Bougazelli biñ ko fi jàppee en flagrant délit ci trafic de faux billets mais wër na télé yi di xas nit ñi di attaquer nit ñi naan kenn mënul génnee 100 francs faux billet boo xamante ni man maa ko doon trafiquer naan dañ may comploter lu nekk mu wax
fan la mujjee dañoo génnee vidéo mu leer nañ mu nekk ci oto ba naan man woy yàqu naa ay man dañ ma kaa jaay lii rek lañ ma ci jaay mais loolu aveu la mu avoué na moom dafa yore ay billets noirs bi vidéo bi génnee au lieu que mu noppi mu continuer waat jëfuur di wax di gën a toroxal boppam di weddi di créer ay wax yoo xam ne amut di accuser la gendarmerie nationale di leen jiiñ ay ne ñoom ay corrompu lañ tudd benn agent assermenté de la gendarmerie brigade de recherche Abdou Aziz Mbaye naan daf ko doon laaj 50 millions di wax lu nekk ci koo xamante ni c'est un parlementaire député te Macky Sall la àndal kon loolu daf lay wan ne Macky Sall moom il n'a pas besoin des hommes de valeur Macky Sall ay nit ñu bon la soxla ay xuusma ñàpp ba pare ku jóg baax ci réew mi Macky Sall na dina yàq sa àdduna moo tax ma ne ak Ousmane Sonko chaque jour da leen di topp parce que ñoom chaque jour ñu ngi def ay pexe pour toroxal Ousmane Sonko mi nga xam ne defu leen dara lu dul seen càcc gu ñu nekkee seen yu bon ñu nekkee lay Ousmane Sonko di dénoncer lu dul xam nañu kii il est placé pour être président de la République te bu nekkee président xëy na ñoom dañoo jàpp ne waa ji day nekk di fay wanteeg ñoom parce que dañoo def yu bon mais waa ji bu nekkoon président tamit xëy na du fay wanteeg ñoom mais day bàyyi justice bi libre président tribunaux yi ñi nga xam ne ñooy nekk ci yenn instance yi dogal ci tribunal su boobaa ñoom ñooy jël seen initiative bu bopp pour topp ay nit su boobaa dinañ am procureur boo xamante ni dafay autosaisir pour li nga xam dafa lëndëmoon ak ñu doon protéger ñu dem devant les juges ñu àtte leen reddition des comptes am loolu lañ tiit nag moo tax lu ñaaw lu nekk ñu ngi koy jéem a teg ci deru Ousmane Sonko pour sénégalais yi am benn image bu ñaaw ci Ousmane Sonko ne Ousmane Sonko ku bon la pour yàq xelu sénégalais yi te mënuñoo fexe ba réussir ko mënuñoo fexe tey ba réussir loolu parce que sénégalais yu bëri gëmuñu leen ñoom xale yi dañuy continuer di gën a bëgg Ousmane Sonko ba léegi sax ñoom intimidation la ñuy def maanaam ku def publication sax dig da lay jéem a oo bu ko defee nga tiit ne waaw dig oo na ma ko wala ñeneen ñi tiit ne hey man de du ma publier su ko defee ñëpp ragal bàyyi combat bi quoi wala ñu bàyyi seen loxo te loolu mënul nekk parce que xale yi fu mu nekk nii boo leen doon rangale pour fusiller leen sax xeex bi dañ ciy dem ba jeex parce que dañoo déterminé lii nii c'est une révolution lii dafa nekk loo xam ne xeex la boo xam ne maanaam ñëpp dañ see war a participer pour Sénégal baax parce que Sénégal dafa yàqu te ki ko yàq mooy Macky Sall Sénégal dafa yàqu Macky Sall moo yàq Sénégal te ñoom yàlla mu ngi leen di toroxal di leen mbugal ñoom ci nguur gi ñu yore te ñoom ba tey dafa mel ni sax xamuñ ko mooy aay ba ma daan wax rek wa iza aradna an nuhlika xaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha al qawl fa dammarnaha tadmira yàlla su nammee alak ay njiit yoo xam dañoo jiite réew nekk ay nit ñu bon daf leen di xiir rek ci ñuy def lu bon rek di toroxal ay nit di def ay machination pour yàq àdduna nit di sàcc xaalisu sénégalais yi ñu war a fajoo yu ñu war a tabaxee ay école yu ñu war a tabaxee ay tali yu ñu war a def ci ndox mi pour ndox mi baax ñu am eau potable fépp am ndox ñu war a def ci courant bi pour ñu mën a am courant ñu war a def ci njàng mi ci secteur yëpp pour mu baax ñu koy sàcc ba pare ñuy continuer nag ànd ak ay nit yoo xam ne dañ leen di topp ñoom ci yu bon yooyu ñuy def lu bon rek di def lu bon rek di def lu bon rek bu yàggee nag yàlla def naan da leen di alak ak alak fa dammarnaaha tadmiran nit mën nga yore nguur am privilège yëpp am avantage yëpp yore xaalis yore avion bu neex yore ay oto yu neex yore palais foo bëgg a dem fa jàpp ne yaa gën sénégalais yi fekk yow yàlla mu ngi lay toroxal bi mu lay toroxal mooy daf lay xiir ngay def lu bon loo xamante ni nit ñi dañ lay gën a bañ ba bés boo fiy jógee tu vas pas sortir par la grande porte mais par la petite porte
te Macky Sall maanaam jaratul dara Sénégal malgré moom mooy président de la République buy dem ba benn xalif général mu war a dem ci dëkk ba ne dafay inaugurer hôpital xalif général bi par la voix de son porte-parole daf communiqué ne bu kenn yuuxoo président bi. xam nga ne Ousmane Sonko du dem fenn ñu naan bu ko kenn yuuxoo parce que kenn du ko yuuxoo maanaam ñoom ñuy wax lu bon tey Ousmane Sonko ñoom mënuñoo rassembler tey 100 personnes yu mat pour bu ñu demee fenn pour bu Ousmane Sonko demee fenn ñu mën a saboter tournée bu muy def wala rencontre yi muy def ak ay militants wala dara parce que bu ñu demee dañ fay fekk ay xale yoo xam ne ils sont déterminés gratuitement topp gannaaw Ousmane Sonko bëgg ko rek te yàlla tax tam jaral leen seen bakkan yi en réalité sax. du nekk Ousmane Sonko sax en personne mais dafa am benn projet bu Ousmane Sonko porté en réalité Sénégal moo leen koy jaral ñoom parce que Sénégal lañ bëgg mu changer ñu gis changement boobu noonu à travers une personne qui s'appelle Ousmane Sonko qui est de très bonne foi loolu rek la mais affaire bi nekkul jëmm Ousmane Sonko kase mais Ousmane Sonko lu muy incarné la loolu moo jaral xale yu bëri tey loo manti wax ci Ousmane Sonko ñoom neex na leen. loo mën a créer Ousmane Sonko taxul ñoom ñu dellu ginnaaw wax ju ñaaw joo mën a wax Ousmane Sonko yow sa kaw lay delluwaat parce que ñoom dañ lay saaga sax ba tax na léegi jël nañ sax saagakat yi dëkkale ko ne Ousmane Sonko moom ñi ko topp ay saagakat lañ te xale yooyu di saaga mais ñooñu xamante wuñu ak Ousmane Sonko xamu leen mësu ñoo gis Ousmane Sonko mësu ñoo wax Ousmane Sonko mais dañoo bëgg Ousmane Sonko te yàlla tax comme benn fans Balla Gaye bu nekk ci banlieue bi wala mu nekk feneen dégg la ngay wax dara ci Balla Gaye parce que dafa bëgg Balla Gaye mais dalay saaga mën na bañ a nekk koo xam ne sax dafa majeur xale lay nekk ay 16 ans 17 ans wala mu am 18 ans maximum mais moom day jàpp ne soo nekkee di yàq deru ki nga xam ne moom la choisir bëgg ko mais moom benn arme la yore mooy daf lay saaga ndey violence verbale mais taxul mu nekk koo xam ne Ousmane Sonko moo ko yónni pour mu saaga nit ñi dem nañ ba gëmloo sax yenn kilifa diina yi ne leen am na ñu nekk ci réseaux sociaux yi di leen saaga ñooñu Ousmane Sonko la ñu àndal mais mën nga nekk ci réseaux sociaux yi ngay saaga ay sëriñ donte man ànduma ci kenn warul saaga kenn bay saaga sax ay sëriñ ba pare terewul nga ne man Ousmane Sonko laa àndal loolu lu si Ousmane Sonko man Ousmane Sonko lu muy man rek mooy toog ne képp kuy saaga man santuma la ko ànduma ak yow bokkoo ci man loolu rek la mën a def parce que sinon dañ koy diaboliser fu nekk dañ ko fay jaar te waxal na ko boppam nee na man santuma kenn nga saaga kenn mais nit ñi ci boppam dañoo frustré tey ba tey bu ñuy saaga duñ ko tey ñu bëri donte man je cautionne pas les injures man saaga yi du ma ko mën a cautionner parce que man du ma saaga mais ñoom Macky Sall ak ñu àndal lu ñuy saaga yu ñuy saaga Sénégalais yi ak toroxal yu ñu toroxal Sénégalais yi mais loolu moo gën a bon saaga yi leen di xale yi di saaga ñoom donte nag ànduma ci saaga yi de man gëm naa ne nit mën nga wax sa soxla te doo saaga mais saaga yi da ngeen di xam ne dafa am lu ko waral nag te nag li yëngul li ko yëngal moo ko ëpp doole kon daal Sénégal nañ jéem a góorgóorlu bàyyi xel ci élection yii di ñëw ñu nangu suñu réew fu ñuy commencé mooy élection locale yi maanaam agglomération yi nekk Sénégal yëpp les grandes agglomérations ñu nangu ko ci loxo Benno Bokk Yaakaar élection législative bu ñëwee ñu nangu majorité bi assemblée nationale présidentielle 2024 Macky Sall amul droit pour nekk candidat bu fi bëggee nekk candidat nañ jóg taxaw pacifiquement Sénégal jàmm rek lañ fa bëgg nag am na ay réew yoo xamante ni taxaw nañ xeex pacifiquement ba seen xeex bi aboutir yàggul dara Algérie Abdoul Aziz Bouteflika bi mu bëggee briguer 5e mandat waa Algérie dañoo génn pacifiquement ñëpp génn ne ko loolu du fi amee Mali wàccee nañ Ibrahima Boubacar Keïta pacifiquement génn manifester di exiger le départ de Ibrahima Boubacar Keïta te kenn deewu ci léegi loolu moo xew violence dafa xew wi kon nañ préparé wu tey ñun Macky Sall bu naree toogaat ci dëkk ba Sénégalais yëpp génn pacifiquement ne ko loolu du fi amee parce que moomoo réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah